asalaamaaleykum mbokk yi safoo di seetaan ITV bisimila ci xibaaru marax wi ñu daal di ñëw jukki leen li nga xam ne moo ci gën a fës ci ay ponk dañu koy doore ak jàmm gën Sicap Mbao foofee nag juróom-ñaar fukki quartier ya nga xam ne ñoo fa nekk ndox ma nangu na leen ba tax na askan wa ñi ngi ci jafe-jafe yu taratar fi mu toll nii ñi ngi woote wàllu xamatuñu fu ñuy jëm ak seen ndox moomee nga xam ni nelawatuñu ba yandoor fi mu toll nii nag ñi ngi woote wàllu ngir rek ñu génn ci jafe-jafe yooyu lee ñi nga xam ni nag ñoom ñoo di waa Île de Gorée waaw ñoom ndox mu ñu naan la ñu amul lu mat ñetti fan a ngi nii foofee ca dunub Gorée ndox toq fa ba tax na askan wi dañuy dem ba embarcadère ngir mën faa amum ndox ñi nga xam ne ñoo di Sen'Eau nag jël nañu ay matuwaay ngir dimbali askan wi ci jafe-jafe yooyu nee nañu nag ñoom waa Sen'Eau dinañ def seen kem kartan ba saafara nu mu gën a gaawee jafe-jafe ndox yooyu am ca dunub Gorée fële nag ca Ciloñ ak Ourossogui tali ba nga xam ni moom moo leen dox seen diggante fi mu toll nii jafe-jafe yu tar moo fa am dem beeg dikk bi lompañ na askan ba sonn nañu lool ndax nee nañu nawet bi gën naa ñëw yokk jafe-jafe yooyu boobaak léegi nag ñoom ñi ngi amoon yaakaar ni tali bi dina pare rawatina ci liggéey bi nga xam ni sumb nañ ko jëmale ko ci diggante Bakel ak Ndioum boobaak léegi nag furaas dalli xëddeen ñi ngi xaarandi. ñeneen i tamit ñu nga xam ni tamit seenub dem ak dikk lompañ na foofee ca capitalu Fuladu travaux ya nga xam ni amaloon nañ ko ngir defar tëli yi boobaak léegi daal dafa sooxe dara yeggu ca nawet bi ñëw gën koo yokk nag mu nekk lu nga xamante ni ay jafe-jafe la dural askan bi amoon yaakaar lool ci programme bi di Promoville waaye boobaak léegi daal dafa mel ni que mbir yi dafa tàggatémbe. dañuy dooree ak ndaje mi nga xam ni président de la république son excellence Macky Sall moo ko sooke daje ak kàngami gouvernement bi ak ñeneen ñu nga xam ni seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu mbënn mi président de la république nag li nga xam ni moom la fas yéene mooy jël ay dogal yu am solo ba tax na dina jàkkaarloo ak askan wi ci télévision nationale bu 20h jotee wax dogal yi nga xam ni jël na ko ngir mbënn mi nga xam ni dafa lëmbe Sénégal wërngal këpp ñu daal di koy saafara lu jëm ci plan Orsec bi naka noonu ñi ngi ciy xaar président ñaata koppar lañ ci nar a dugg yan matuwaay la ñu nar a jël ba askan bi nga xam ni sonn nañu lool jamono ji ñu daal di leen wallu ginnaaw taw yu metti yi nga xam ne nag wàcc na ci ndakaaru ñi nga xam ne ñoo di waa Diamaguène Sicap Mbao ñi ngi ci jafe-jafe yu taratar ñoom nag juróom-ñaar fukki quartier ya nekk ca commune boobee ñi ngi ci biir ndox mi askan bi nelawatuñu ba yandoor ñekk ci jafe-jafe yu taratar amatuñu sax fu ñu tëdd di woote wàllu dinañ ci dellusiwaat bu ci kanamee ak reportage ba fa Adama Sarr defi ji woon bu mbënn amee ñu bari ci politiciens yi nag dañuy joxe lu mel ni ceeb wala dëwlin wala bokk ak dund di ko jëmale ci askan wi nag nee nañu loolu ñoom soxlawuñu ko ndax xiifuñu li nga xam ni daal moo leen soxal mooy inondation yi ak mbënn mi le ñu daal di leen ci jëlee nu mu gën a gaawee loolu nag li nga xamante nii moo koy saafara mooy mbiru assainissement ñu daal di koy defar waaye daal mbirum lekk moom na leen ci nit ñi dimbali ndaxte xiifuñu Nancy Diouf ak Seydina Mbaye joxe ay aide alimentaire lu ci mel ni ceeb ak diwlin mel na ni mooy saafara problème yu bari yi sénégalais di dund wala bokk loolu la ñenn ci politiciens yi foog ba di ko def loole nag doon na ab mbir bu ñu bari ci askan wi di ñaawlu ku ci mel ni xale bu góor bi moom jàpp na ni askan wi seenub jafe-jafe mbirum assainissement la. comme ceeb beeg diwlin bi nii ñu koy joxe nii ci mbënd mi am na lu ko gën a farata. nit ñi am nañ ceeb ak diwlin fu ñu dëkk lan amut fu ñu ko toggee pour lekk ko lan amut bu leen ko joxe du am njariñ ndax instant bii nii maanaam Sénégal surtout région de Dakar moom xaaj bi amuñu fu ñu dëkk instant bii nii ndax taw bi léegi boo leen joxee ceeb pour ñu lekk ko moom xaw ma fu ñu koy lekk man moom xaw ma ko fu ñu koy lekk gisuma ko ndax amuñu fu ñu toggee ku toggul moom doo lekk ndax bala ngaa togg di nga am foo toog pour togg na amuñu ko wax dëgg yàlla métti na torop mais nag comme que état Sénégal ñun yàgg nañu koo def. koppar gi ñu def ci yile ceeb ak diw amaana doon na defar canalisation loolu la góor gi xalaat. ñun ku ñu dimbal lu ñu soxla mais dimbal ñu ay ceeb ak diwlin yooyu soxlawuñ ko. non moto pompe sax du solution canal baa ngi nii tout près mais war nañu mën a def ay canal yi nga xam ni xoolal day dem géej directement
day dem géej directement ay moto pompe da ngay ngacc tey def si essence bu subaa mu jeex nga dellu ginnaaw tegaat yàlla ji day taw léegi nga ngacc léegi mu tawaat nga ngaccaat te loolu essence la loolu amul sens nañ defar canal yi 770 milliards la ñuy wax si affaire mbënd bi anamu tey loolu anamu xanaa 500 milliards rek waroon na mën a defar mbënd bi népp Ndakaaru bu daj mais 772 milliards gisuñu si dara li ñu defaroon tey ji tey la wàlla gën a ay tey bu tawee tey Grand Yoff gi rek démb sareet lu ñu doon jël pour jéggi dem Patte d'Oie loolu jaaduwul. joxe ab aide alimentaire doon na lu am solo waaye nag ndaw si jàpp na ni askan wi soxlawuñu ko ci jamono yi ñu toll. pour man loolu merci après la mort la parce que xam nañ ni fii dafay taa ñoo waroon nañoo jël seeni matuwaay teel a ñëw defar koñ yi mais xam nga ni ku nekk ci ndox nga ñëw naan da nga koy jox ceeb ak diwlin man dama jàppale affaire de ñaawalaate la. parce que yow avant yow lañ dénk affaire réew mi bon avant kii période taw bi du ñëw mënoon nga dem xool li fi débouché canal yi defaraat mbedd yi de genre yooyu noonu ba nga xam ne ñii taw bi kat bu ñëwee du leen mën a sonal mais kuy wut fu mu fanaan nga koy jox ay ceeb ak diwlin gaa ceeb ak diwlin baax na mais xanaa nga jox ko ci moment bu mu ko gën a soxlawee. bu ñu fàttalikoo ay weer ci ginnaaw ba mbas mi duggee nguur gi jot nañoo joxe ab aide alimentaire. tey ji ñu gis ay koña ci région di dund mbënn mi ñu daldi mooy ñenn ci politiciens yi ñu ngay wéy di joxe ay aide alimentaire lu ci mel ni ceeb ak diw waaye ñenn ci askan wi ñu ngi ñaawlu li ni mel. fële ca Sédhiou capitalu Fuladu foofee nag dem beeg dikk bi moo lompoñ liggéey ya nga xam ni sumboon nañu ko jëmale ci tali yi dara parewu ca ba tax na askan wa mer nañu ba futt yaakaar dañu amoon ci Promoville yàqeeku na fi mu toll nii nag nee nañu dara bugguñu ko ludul ñu fexe ba dem beeg dikk bi gën a yéwén Seydou Diatta. jafe-jafe ñu nekk ci peggu tali ñu tàmmu a ngi tàmbale keroog bu ñu doxee liggéey bi jëm ci yeesalaat tali yi ci biir commune bu Diwaanu Kolda. jaaykat yi artisan yi ak yeneen ouvrier yi xamatuñu fu ñuy teg seen tànk. ñun daf ñuy impacté trop parce que soo xoolee fii nii boo angle mairie bi en allant vers la grande mosquée tout est fermé et fii ba ci banque SDB si de l'autre côté tout est fermé côté bii nii sooy ñëw côté bi il faut faire le grand tour entrer dans le Gadapara pour ñëw côté bii nii wala nga ñëw gaare wu fale pour nga ñëw fii ce qui veut dire que amul benn circulation bu fu nekk quoi. affaire bi métti na de métti na trop gisoo am na ñuy dawal Jakarta ba dugg ci caniveau yi. am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd hôpital seen loxo yi dañoo damm ñi seen bopp yi am problème ñu ngi ñaan nguur gi ñu dimbaleel ñu rek même bu fekkee parewul mais nañu fermel caniveau yi. chantier bi fu mu nekk nii ñun dafa ñu yàqal suñu liggéey yëpp fu mu nekk nii gis nañ ñu ngi toog ñu ay mécanicien moto lañ gis nga benn moto nekk ñun dañuy xëy rek ñëw toog ba ngoon ñu am saal ñu lekk. fii place yi fi nekk yëpp seen liggéey yëpp dafa taxaw seen liggéey yëpp dafa yàqu xoolal taw bu ñëwee ñun dañoo mujjee wut ay suuf ay lii yëpp ñu rembale suñu kanam place yi pour lan affaire bi daa doon taax léegi doo client sax bu ñëwee pour dugg problème. chantier Promoville bi ñun dañu xamul musuñu gis benn chantier bu mel ni bii chantier Promoville bu commencé 3 ans mënul jeex léegi fu mu nekk nii même bagage boo ko indee mënoo ko wàccee amuloo noo koy wàccee kenn mënul egg tout est bloqué ils ont tout fermé. am na ñu dem ba mënatuñu xaar ba keroog liggéey bi di paxe ñii di tëj seen bërëb ñii di gàddaay. bloqué nañu accès yi yëpp commerçant yi nekk fii kenn liggéeyul bloc am na keneen koo xamante ni Tamba la jógee mu ngi ubbi fii boutique boobu tëj na ko parce que mënul am clientèle. bu ñu sukkandiku ba tey ci kaddu ñenn ci askan wi ñàkk weccante xalaat ak waxtaan gi ñu nemmeeku ci entreprise bu yoxe liggéey bi bokk na ci lu ñuy nakarlu donte municipalité bi moom maa ngi soññi askan wi ñu ànd ak dal ak muñ. tey boo seetee ville yi am Promoville yëpp ci biir Sénégal liggéey bi am Kolda moo gën a avancé loolu moom mën nga consulter techniciens yi ñoom ñoo la koy wax ci liggéey bi. ci biir commune bi li ci des defar trottoir defar lampadaire éclairage public ñaari volets yooyu moo des nañu muñ pour ñii entreprise mën a def liggéey bu rafet liggéey bu baax. guléet Kolda di amal liggéey bu jëm ci yeesalaat tali waaye jafe-jafe yi nemmeeku ni guléet askan wi du ko dund lu nu mel tax ba ñenn ci askan wi sàkk ci nguur gi mu bañ a joxati marché public yi ñenn ci entreprise locale yi.
Kolda capitalu Fuladu mer bu Fuuta ndax dem beeg dikk bi lompañ naka noonu yi tamit waa Matam ñi nga xam ne rawatina ñoom ñooy jaar ci diggante Ciloñ ak Ourossogui foofee taliba dafa yàqu yaxeet nawet bi ñëw gën a yokk joote ba tax na ñi nga xam ni ñoo di askan ba fi mu toll nii ñoom tamit mer nañu ba fut ndax nee ñu daal liggéey ba nga xamante ni sumboon nañu ko jëm ci wet googu dafa yeex lool ndaxte amoon na projet bu nga xam ni ñi ngi ko door diggante Bakel ak Njum waroon na law ba teq Ciloñ ak Ourossogui waaye boobaak léegi dara sottiwu ci askan ba di dund ay jafe-jafe yu metti Momar Alice Niang Mokhtar Seck. liggéey bu jëm ci yeesalaat yoon bi dox diggante Njum ak Bakel dafa taxawandi bu yàgg ba léegi nag ci diwaanu Ciloñ nekk ci Matam askan wi jaar ci diggante Ciloñ ak Ourossogui ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel rawatina ko jamonoy nawet gi ndax ay déviation yu bari yoo xamante ni kamb yi sonal na leen fi mu nekk nii li leen jaaxal mooy yéex ku nga xamante ni liggéey bi yéex na ko. yàlla xam na ne façon coow bu nekk maa nga dar man indil nañu lor nañu yoon bi aussi bi ñu ko tàmbalee diggante fii ak Ourossogui jarul sax maa nga dar ma de bon 60 kilomètres mais ñu ngi bugg a dee maa nga dar ma ci poussière ak maanaam suñu oto yëpp maa nga mu ngi commencé maa nga yàqu su fekkoon maa nga ne dañoo amoon lu ñu ganaloon maa nga dar ma su fekkoon mu noon na pare maa fii maa nga ne ñaari weer sax ci kanam maanaam wallahi danañu gën a maanaam sant yàlla ndax maanaam fu ñu nekk nii maanaam coono bi maanaam bëri na lool suñu oto yi bëri maanaam nga pare-brise yi maanaam nga daar ma de dafa maanaam nga commencé toj sax ngir maanaam nga daar ma de bon yëngu-yëngu maanaam nga daar ma de électrique. ci fàttali programme réhabilitation axe Bakel Njum njiitu réew mi Macky Sall moo ko lancé woon ci mars 2017 liggéey bi nag waroon toll ci 330 kilomètres yu ñu defaraat ñu xayma woon ko Paris ci lu tolloog téeméeri milliards yu manqué juróom. buñ jógee foofu dañuy dem ba Dunu Gore ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yeewoo ca île ba foofee am nañu jafe-jafe yu tar ndax ñetti fan a ngi nii gisuñu toq ndox ba tax na bu ñu bëggee naan wala boog ñu bëgg a jëfandikoo ndox dañuy dem ba embarcadère ñii di waa Sen'Eau nag xam leen nañ ni ñi ngi leen jël ay matuwaay ngir jàppale askan ba waaye nag ñi ngi def seen kéem kattan ba daal lii di ndox mi ñu daal di koy delloosi ci anam yu gën a leer waaye tamit ci nu mu gën a gaawee Aïssatou Diak Seydina Mbaye. ay paan bidon ak i siwo yu amul dara daanaka moo fees fii ci embarcadère lu tolloog ñetti fan situation bi daal di nay yokk ba tax na ndox amatul fi nga xamante ne mooy île de Gorée ñi fa dëkk nag daanaka dañuy daal di ñëw Dakar ngir mën a am li nga xamante ne mooy ndox mën koo jëfandikoo. dafa empiré bu baax dafa metti parce que il faut ñu dem ba Dakar wut ndox géej gi dafa yëngu su géej gi arrêté wul tamit du ñu mën a am ndox waaw te Gorée moom mooy loolu ñun benn la ñu il faut gisoo situation bi nu mu demee ni nga ñëw ba Dakar tam ñu wut ay ndox yoo xam ne yow xamuloo ko xam ñun xamuñu genre ndox yi ay ndox yu xonk affaire yooyu mais ñàkk pexe rek moo ñu koy wutloo waaw chaque jour dañu ñëw parce que bu géej gi yëngatul duñu mën a def bu géej gi dalul duñu mën a defar courant bi waaw il faut ñu ñëw ñu mën a am ndox ñu am lu ñuy dundee métti na tamit depuis jour ba mu tawee noonu samedi mais jeudi commencé na ndox mi di wàññeeku mais xamuñu woon mais samedi daal la commencé arrêté noonu. waa Sen'Eau lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy waa SONES daal di jël ay matukaay ngir mën a wàññi jafe-jafe bi. SONES ak Sen'Eau ànd nañ lëkkaloo pour xool nan lañ mën a solutionner problème bi ci kaw loolu aussi ànd nañ ko ak autorité municipale yi nekk fii ci île bi ñu ciy profité di leen remercier waale ñu jàppale ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yore lycée bi. ba nga xam ne ni réservoir d'eau bi nekk fii mettre nañ ko à la disposition des populations ñu jëlaat beneen dispositif complémentaire de camion citerne bu nga xamante ni mi ngi nekk au niveau de l'embarcadère à Dakar foofu ñu ngi fa bàyyi lu war a tolloog 5 camions yoo xam dañuy ñëw à tour de rôle pour que population yi nga xamante ni jàll nañ jéggi pour dem ci beneen côté bi ñu mën a am ndox foofu bu ñu wàccee. muy dolli di ñu xamal ne neen lijjanti situation bi ci nu mu gën a gaawee bu géej gi gënee dal. mais li jiitu loolu bi cas bi amee rek dañoo njëkk a mobiliser suñu équipe yi bi nga xam ne moo war a réparer pour ñu ñëw sur le terrain pour def l'intervention mais malheureusement comme ni ngeen ko seetloo bi ñuy ñëw géej gi dafa xaw a yëngu trop fi mu toll nii donc permettrul pour nit ñi mën a intervenir pour réparer conduite bi. mais comme ni ma ko waxee léegi rek li gën a am solo mooy ñu def les voies et moyens pour que ñu réparer conduite bi. ci loolu nag équipe yi ko war a defar taxaw nañ matériel bi pare na lenn rek la ñuy xaar géej gi xaw a dal pour ñu mën a intervenir ndax fi mu toll nii géej gi ni muy yëngoo permettre ñu mën a intervenir.
panne bi nag muy jafe-jafe bi nga xamante ne moo tax ndox amatul fii ci île de Gorée loolee nag leen waralu ko lu dul taw bi nga xamante ne amaloon na ko ci week-end bi ñu génn. ñu àddu jëmale ci wàllu lii di assurance mbas mi nag am na ci jeexital bu nga xamante ni tax na ba téeméer boo jël ci liñ daan am fanweer ba wàññeeku na ci waaye nag li nga xam ne rek moom la ñu seetlu moo di ni lu jëm ci assurance ci wàllu mbay mi moom donte coronavirus bi mi ngi fi dafa daal di gën a yéwén gën a yokk lan moo ko waral Mamadou Moustapha Fall directeur général bu société nationale d'assurance ci micro Adama Sarr. yàlla def na ci wàllu mbay mi heureusement moom. fexe nañu ba au contraire dafay am sax croissance encore cette année waaw loolu nag li ko waral mooy ay stratégies yu ñu mettre en place at appui bailleurs de fonds yenn bailleurs de fonds comme PAM programme alimentaire mondial Banque mondiale comme coopération canadienne qui nous ont permis ñu mettre en place des systèmes de rencontre avec les producteurs par les nouvelles technologies pour continuer à mener les activités le plus normalement ba nga xam ne amul impact ci côté assurance agricole finalement. parce que daa 2019 ñu ngi woon ci chiffre d'affaires 250 000 producteurs assurés pour un chiffre d'affaires de 1,865 milliard de francs CFA 2020 bii ñu nekk xayma yi ñu def at fi ñu tollagum am nañ njort ci décembre te au 31 décembre dinañ yegg ci 2 milliards. ginnaaw ñaar fukki at ak juróom yu nga xamante ni moom def na ko ci wàllu port ak ci wàllu yi tamit koom-koom bu jëm ci géej gi kii di Mamadou Ndione directeur général bu COSEC am na téere nag bu nga xam ni génne na ko téere boobee ñi ngi ko duppee métier portuaire et focus sur la manutention maanaam liggéey yi nga xam ni aju na ci wàllu port ak lu jëm ci wàllu manutention nee na nag livre la bu nga xamante ni nii ñii di étudiants yi di njàngaan yi war nañ ci mën a gëstu bu baax ngir seen xam-xam mën a yokk ci wet googu ñu déglu ko ci micro moom Mamadou Ndione. mais en wolof li may wax rek mooy téere bi ñu bind te mu dajale ñu fi tey ñu koy tuddee métier portuaire maanaam xeetu métier yi nekk ci biir port bi ñu gën ci jukki bi nga xamante ne mooy jëm ci mbiru logistique portuaire maanaam manutention dama ne dama koy bind pour que jaar-jaar bi ma am nan laa koy yombalalee xale yiy waaj ñëw après. parce que xale yi léegi dañuy teel a spécialisé wu malheureusement ou heureusement docteur les jeunes se spécialisent très tôt est-ce une bonne chose est-ce une mauvaise chose yàllaa xam muy téere boobu dañ ko bind pour xale yi mën ci basé wu pour des formations professionnelles. pourquoi ñu teel ko génnee nii Sénégal dafa am port bu ñu tuddee Ndayane mu ngi waaj a ñëw muy vision au président de la République am port Bargny Sendou sori nañ ci am pooru Daxonga sori nañ ci pare na am li ñu tuddee les ports secondaires notamment Ziguinchor ak yeneen pooru Dakar bi colonisateur bi ko fi defoon 1853 pose première pierre ba avec la chambre de commerce 1853 lépp lu Sénégal def ci avant président Macky Sall di ñëw mooy dañuy yaatal ci biir port bi rek yokk ay terminaux waa tey président génn bi mu génn Ndakaaru fas yéene defar ay port un peu partout ci 700 kilomètres de côte yi est-ce que ñun ñi nga xamante ne am nañ chance yu jàng est-ce que waruñu accompagner loolu pour que xale yi nga xamante ne war nañu jàngi war nañ dem liggéey ci port yooyu ñu am jumtukaay bu ñu mën a gën a teel a comprendre métier. niñ leen ko waxee woon ci ponk yi dañuy daal di jëmaat ci wàllu mbënn mi ak Diamaguène Sicap Mbao juróom-ñaar fukki quartier ya fa nekk yépp ñi ngi ci biir ndox mi askan wi nekk ci jafe-jafe yu tar nelawatuñu ba yandoor amatuñu sax fu ñu fanaan loolu yi nag tax na ba fi mu toll nii ñi ngi woote wallu Adama Sarr Souleymane Mbaye. njaqare ak tiis moom la askan wi yeewoo fii daal di nekkee ñoo ngi fii ci Diamaguène Sicap Mbao ñu bari ci ñoom dey xamatuñu fu ñu jëm li ko waral moo di ndox mi nangu seeni kër. ndox mi de moom mu ngi nii daal gis nga ko fekk nga sax nag nu ngacc lu ci bari ndax daanaka li duggoon mat na daanaka tuuti ko mag genn wàllu mètre boo xam ne lal yi dañ leen a tóoj ak ay briques armoire yi mënees koo yëkkati ndax bagage yi dafa diis. jafe-jafe yi ñuy dund moom vraiment métti na lool ndax ñu yaa ngi gisal sa bopp nii ñoo ngi dund ci ndox mi ci ndox mi la ñuy fanaan ci la ñuy toggee ci la ñuy defee lépp kon lii moom vraiment métti na lool askan bi te askan wi yëpp la nag fi mu toll nii
amul yenn pexe. gis nga suñu tànk yëpp ñooy yàq ak suñu tànk njaboot gis nga xale yu ndaw nga yore ay xale yu ndaw fan ngay dem da nga am fooy dem guddi gi moom nooy def tëdd si mbedd mi rek. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamee ne sax tax na ba ndaw yu bëri yu yeewoo fii mënatuñoo dem liggéeyi. non de mënuñoo dem liggéey parce que actuellement nii moto pompe yi dem ba léegi ñoo ngi ci nekk ci di jéem a évacuer boo xoolee kër gii nii seen kër gi dafa am ndox donc jeunesse ñoom ndaw ñi ñoom ñoo mën a ñëw creuser ay voies yoo xamante ne ndox mi mën a génn pour que aussi ñoom ñu mën a nekk à l'aise donc loolu mënoo kaa boole ak xëy wala boo xëyee tamit boo ñëwee da ngay nekkaat ci liggéey bi. ngir nag mbënd mi daal di leen abal ñoom askan woowulee ñu ngi ciy joxe ay saafara. solution bi mooy solution définitive mooy canalisation yi rek defar ay ouvrage ci Pikine irrégulier sur le piste 2 bi ñu gaawal ko ONAS li nga xam ne moo ko yore ak AGEROUTE wala APIX ku ci nekk am na rôle boo xam ne war nga ko jouer mais loolu yëpp bu ñu ko maanaam boolee c'est l'État en tout cas daal ci Promoville am na projet yu mu fi am yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne tey ñu ngi koy xaar pour ñu gaawal seen liggéey defar ay canalisation yoo xam ne yu jaar yoon la mais pas nag mu nekk des canalisations bidon. ñu ngi fii fi nga xam ne moom moo di commune bu Diamaguène Sicap Mbao rawatina ci gox bi ñuy woowee Sam-Sam 3 mu ne commune bu Diamaguène Sicap Mbao daanaka gox yi ko ëmb toll nañ ci juróom-ñaar fukk waaye booy xool gox yooyu yëpp jamono ji ñu ngi ci biir ndox mi mu nekk nag loo xamee ne jafe-jafe la ci askan wi fi yeewoo. metti na lool dañuy daal di àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus ci talaatay tey jii am nañu benn nit bu ci ñàkk bakkanam limub ñi ci ñàkk seen bakkan toll ci 200 ak juróom-ñeent fukk ak ñaar tey jii nag amal nañu juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti test fanweer yi ñoom ñoo ñëw am doomu jàngoro ji fukk ak ñetti ay cas contact lañu benn cas importé ca aéroport international Blaise Diagne bu Dakar am nañu fukki cas communautaire ak benn juróom fukki nit ak benn yi tamit wér nañu limub ñi nga xam ne wér nañu toll nañu ci fukki junni ak lu tegal ñuy ñaan jàngoro ji jóge fi ak jàmm ba askan bi delluwaat ci seeni liggéey ñu daal di waxaat leen rek li nga xam ni mooy xibaar bi moo di président de la république bu ñaar fukki waxtu jotee dina jàkkaarloo ak askanu Sénégal wax ak ñoom ci mbënn mi ak yan matuwaay lañ ci jël plan Orsec bi tamit nan la nar a tëddee loolu yëpp président ginnaaw réunion bu nga xam ni am na ko ak ñii di ay jëwriñam ak ñeneen ñu nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu inondation def nañu ko ba càmbar ko kon nag tey ci 20h ca RTS président dina wax ak askan bi lii lañ leen indi loon ci xibaar di jaajëfal soxna Ramatoulaye ak Birane Cissé ak El Hadji Malick Cissé ñoom ñoo jàpp ci liggéey bi ba lépp yéwén di leen jaajëfal ci topp gi ngeen di topp programme mu ITV